jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV seen émission diisoo amati mbégte ànd ak yéen ci beneen waxtaan ngir waxtaane réew mi tolluwaay bi tey ñu am gan gi di ministre du tourisme di Mame Mbaye Niang ñu xam ko bokk ci cadre yi ngànk parti bii di APR nekk au pouvoir waaye tamit ñu xam ko ci ay yëngu-yëngu mu jiite Sénégal 2035 ñu xam ko mu lancé ko bu yàggul ñu bëgg waxtaan ak moom ci réew mi tolluwaay bi élection présidentielle 2019 ak lépp luy actualité monsieur le ministre naa lay gërëm bu baax di la wax dalal jàmm suñu émission diisoo. waa jërëjëf Mamadou Mbacké Niang sama doomu baay bi di la remercier ci invitation bi di remercier tamit waa DTV yëpp ci dalal bi di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu fas yéene waxtaan ci réew mi comme ni nga ko waxee. waxtaan ci réew mi mais d'abord du ñàkk tuuti ci kan mooy Mame Mbaye Niang ndax bu rombee ñi la xam jóge ci aviation ñëw tey ci gouvernement du ñàkk ñu xaw a xam tuuti kan mooy Mame Mbaye Niang avant ñu dugg dëgg suñu waxtaan ndax am na koy xool di la seet ni ci xamul dëgg-dëgg au fond yaay kan. waa xam nga nit ki moom pour xam ko au fond moom day jafe te nit ki tamit du yomb ngay wax yow nan nga mel mais dina baax rek nga wax ni sa àdduna ni nga ko jàppee. Mame Mbaye Niang de du kenn ku dul ku mel ni Modou Mbacké Niang dëkk ci réew mi effectivement li nga wax dëgg la ci aviation laa jóge mu doon liggéey boo xam ni bu xaw a doy waar la tey yàlla def ñu egsi fii nii muy firndeel ni que nit ki sababam la am waaye yàlla moo xam mujjug nit ki di ñaan rek yàlla rek mu may ñu mujj gu rafet. waaye Mame Mbaye sénégalais la comme sénégalais yëpp fii la jàngee def ay école am fii dem Niamey dem France dem Angleterre dem Singapour comme sénégalais yëpp jàng am ngëm-ngëmu politique am kum ci àndal yàlla def tey ñu yor réew mi. toog ci wetam ànd ak moom àndu dëgg àndu ngor. waaye tamit àndu pas-pas. àndu pas-pas. ci pas-pas boobu. dana am benn image bu ma la woon. ñu bokk ko seetaan. mu dugg ñu dëgg suñu waxtaan. d'accord amul problème. monsieur le ministre. waaw Modou. image yi lu mu lay def ñu ko gisee lu mu lay fàttali dëgg-dëgg. waaw di fàttali ko rek moment bi ñuy am engagement politique mu doonoon jamono joo xam ni bu metti la woon ci réew mi parce que dafa amoon ay yëngu-yëngu. ñu bokkoon comme suñuy nawle bokk ci ñi doon jiite loolu. muy 23 juin. di fàttali rek ni que lii bi muy am fekk na ma doon cadre de l'aviation civile ba pare lii bi muy am fekk na ma may liggéey ñeenti at waaye xooluma woon liggéey bi ma doon liggéey xooluma woon cadre bi ma nekkoon xooluma woon sama pas-pas ak sama engagement ci sama ginnaaw leader ak yéene bi mu amoon ci réew mi lañ jiitaloon moo tax xëy na ñu bari dañuy jaaxle dañ defe ni woon ne que moment bii nii fekkoon may jàng wala muy leneen waaye moment bii nii fekk na ma nekk cadre am responsabilité di gérer lu toll ci 8 millions de kilomètres carrés d'espace aérien ñun ñëpp xam nañ ni avion du xaar du taxaw et que décision yi ci ay secondes lañ koy jël moment bi lii di am jour bi muy am defe naa guddi googu dama liggéey centre de contrôle régional ba 2 heures du matin 2h30 ma wàcc après dem nag ak sama ñi ma nekkaloon. sama xarit yi ay ñoom Barthélemy. comment mobilisation bi. non boobu mobilisation bi ñu ngi ci doon liggéey. moment yi nga liggéeyul aéroport da nga daan jël temps bi nga moomal sa bopp nga consacré ko ci say activité politique. mu nekkoon jour bu historique ci Sénégal. absolument 23 juin. lu musul am Sénégal am. foofu sax la alternance bi commencé di xeeñ ñu gis ni kon waa soppi kat. bëgg nañ leen a soppi ñeneen ñëw. mu mel ni booba li waroon xeex bi ngeen génn ci mbedd moo doon wàllum démocratie. wàllum doxalin yoo xamante ni bii. da ngeen doon wax ni dafa xajamal réew mi. ñu bari génn ci mbedd mi. te bokkoon ci comme image ni ñu ko wane sàng. alors
7 ans après. lan moo des ci esprit wu xeex boobu ngeen doon xeex ci wàllum démocratie. ci wàllum liberté yi. wàllum bonne gouvernance yaa ngi ànd ak sa leader muy wax rupture bonne gouvernance gestion sobre et vertueuse. mi wax la patrie avant le parti. Absolument. tey est-ce que yaramu Mame Mbaye Niang du daw par rapport ak Sénégal fi mu toll tey ak bi nga nekkoon ci mbedd doon xeex 7 ans après. yaramu Mame Mbaye du daw xëy na samam xel day gën a dal parce que jàpp naa ne li tax ñu doon xeex yépp tey ñu ngi koy def baax nañu fàttaliku jamono yi lii di am dañoo waxoon dañoo bëggoon a jàllale assemblée nationale ni ko élection présidentielle léegi président 25% moo koy fal baax na ñuy fàttali ni que moment bi lii di am dañu waxoon ni que dootuñu falati président rek ticket présidentiel la ñuy fay te defe naa ni loolu ñu doon xeex ba tey jii nii amul jàpp naa ni moment bi lii doon am dañu jëloon mandat wu président assemblée nationale ñu wàññi ko def ko benn at pour régler ay problème politique jàpp naa ni soxla yooyu démocratie laajoon yépp tey jii nii amul sikk sàkk ci ni que yooyu firndeel nañ ko jàpp naa ni tamit ci jamono ji ñu doon xeex ay waxi ñetteelu mandat lañ doon wax jàpp ñu mën a seetlu ni que jamono ji ñuy wax problème mu constitution bi réglé na loolu mooy est que benn président mënatul def lu ëpp ñaari mandat et que wax jooju kenn mënul ci te dellu gannaaw donc yaramu Mame Mbaye donc samam xel day dal naka la mën a dalee monsieur le ministre par rapport ak situation bi ñu gis ni prison bi bari na ay opposants ñu gis ni bari na ay futurs candidats yu ñu indil ay galgal ba sax caxabal leen ba yóbbu leen ci lu doy waar ñu gis ni tamit assemblée nationale bi nga taxawoon jàpp ci gribim muy lieu bu nu protégé ki fi nekkoon dafa joxe woon autorisation nit ñi war a génn mars mu nekkoon benn point avancement ci wàllum démocratie tey ñu gis ni barki démb 19 avril 2017 su ma juumul wala 2018 sax bi ñuy voté loi bi mooy par rapport ak parrainage bi alkaati yu bari ñoo génn ci mbedd mi moo tax ma ne est-ce que yaram bi du daw par rapport ak li ngeen doon xeex ak yéen bi ngeen nekkee ci bopp nguur gi tey li ngeen doxal dafa mel ni la ngeen doon bañ da ngeen a commencé doxal lu mel noonu boobaak léegi bi ngeen nekk au pouvoir. loolu damay jàpp ni que sa xalaat la jàpp ni que xalaatu ku jéggi la parce que pour nga mën a wax ni que dañuy tere nit ñi ñu marche da nga koy teg ci ay firnde ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye bu yàggul wax na ni que sur 100 marches yu ñu demandé 96% yi autorisé nañ ko. mais yéen marche la aussi. waaw ak ban envergure. mën naa ci ñëw gis nga lépp lu ñuy tere ci jamono ji mën nañ ko nangu ci jamono ji di ñëw lépp lu ñu nangu ci jamono ji mën nañ ko bañ ci jamono jee di ñëw loolu li koy firndeel ak li koy waral mooy nekkaayeen bi xam nga mënuñu nekk Sénégal nekk fi mu nekk ñu am dëkk yu ñu wër ñu xam liy xew ci yeneen dëkk yi xam mbébét yi yenn nit yi am ci réew mi xam nga 23 juin fekkul attentat wu Bamako yi am xam nga 23 juin fekkul attentat wu Burkina yi am xam nga 23 juin fekkul attentat wu Abidjan yi am xam nga ni 23 juin fekkul ay groupe terroriste taxaw ni dañuy jéem a attaquer Sénégal est-ce que li may wax nii yëpp amoon na 23 juin. mais ndax mooy lay bi mën a convaincre askan wi tamit. non dama lay laaj rek xam nga li ma la wax noonu yëpp amul woon ci jamono yooyu. nangu nga ni que am na ci jamono yi. donc loolu benn la ci coppite koy mooy contexte ak cadre sécuritaire bi ñu nekkee woon. ca jamono jooju ak contexte ak cadre sécuritaire bi ñu nekk ci jamono yi wute na. mbaa nekkul kuy profité situation bi. am ailleurs dinaa ci. pour bëgg na saxal doole opposition ku yëngu nga ni ko muut mbaa kaso ba. déedéet xam nga opposition kenn mënu leen a bañal ni que am nañ droit wu manifester. justement kenn mënu leen a bañal ni que am nañ droit wu ñaxtu kenn mënu leen bañal tamit ni que am nañ droit wax ak sénégalais yi doo jël bi amoon. doo jël benn bëgg ni benn boobu mooy lépp ñaata marche la fi opposition bi def
ñaata marche la fi ñaata rassemblement la fi opposition bi dajale. ñaata lañ fi aaye aussi. ba déedéet man tey jox naa la chiffres yi nee naa la. sur 100 demandes d'autorisation de marche 96% yi ils ont été autorisés bis bu nekk DTV ak seen naataango yi wane ñuy dox di ñaxtu takk seen brassard wax. bis bu nekk nga gis ay syndicats wax bis bu nekk nga gis ay sénégalais yu d'accordul ñu am ci droit nag parce que droit yooyu tamit kenn du ko dindi mais li tubaab di wax dafa am ñaar dafa am liberté ak libertinage. Ah bon? ci déggante ci déggin. xëy na yow yaa ma gën a dégg olof. liberté. mooy moom sa bopp. nit ki am na sañ-sañu def li ko soob. waaye li ko soob. warta yàqal keneen dara. warta yàqal keneen. dégg naa la bu baax. donc ñu buñ defee différence boobu. entre liberté ak libertinage jàpp naa ni mën nañu déggoo ci ay kàddu. monsieur le ministre. déggoo ci kàddu day fekk booba waxtaan am ndax li ñu gis Sénégal mooy démocratie bi président Sall doon wax ni moom dana ko delloosiwaat jox justice indépendance am mu nekkoon ay discours yi mu doon def 2011 2012 ba ni ngeen faloo ci bopp réew mi tey ay kuréel ay organisation droits de l'homme ba ci mujj mooy Amnesty tout le temps seen ay rapport dañ cay wane que ni démocratie Sénégal dafay gën a dellu ginnaaw. waaw mu mel ni loolu xam nga loolu yéen a ko wane tamit seen doxalin. loolu bon gis-gisu ñooñu la bokkul ak man gis-gis bi ma ci am xëy na bokkul ak gis-gis bi ci yeneen sénégalais yi am et jàpp naa ni bokkul ak gis-gis bi ci yeneen sénégalais yi am naa la wax lu tax. Amnesty seen liggéey la ñuy def ay droits de l'homme lañ seen liggéey la ñuy def am nañ sañ-sañu def seen liggéey mais est-ce que dañoo war a bàyyi seen liggéey ñëw fekk ñu ci ñun. politique yi ñu bokk ci suñu xëccoo lii may wax nii attaqué wu ma kenn damay fàttali rek lu fi amoon référendum bi nga doon wax noonu ñu ñëpp gis nañ ni que ay pàccu société civile bi dem nañ ànd ak opposition bi ni dañuy voter non ci projet de texte boo xam ni amu ci lenn luy wàññi àq ak yelleefu doomu aadama loolu dootul wàllu àq ak yelleefu doomu aadama wàllu politique la ak gisin doxalinu réew mi sànq wax nga ni que am est-ce que mas ngaa gis ku ñu jàpp ca deful dara amul bu ñu bañee dellu si ci yenn wax yi gisagoo fi ku ñu jàpp ca deful dara ci biir junni Sénégalais yi ñi jàpp am na ci ñu wax ni que dañoo bëgg réew mi ca ba ñuy wax ni que dañoo bëgg réew mi dañ leen a jàpp ba pare ñu soog a wax ni que dañoo bëgg réew mi am na ñeneen ñu bëgg réew mi ñoo xam ni ñi ngi wax lu leen neex ñi ngi def lu leen neex mu méngoo ak yoon ca kenn jàppu leen donc wax ji du loolu wax ji mooy ci démocratie lañ nekk. fii réew mi musul am décision majeure boo xam ne majorité bi jël na ko buy laal ci wàllu démocratie ca woote wu ñu waxtaan. yéen ñii seen micro. bi ñuy wax waxi référendum ak bi ñuy wax waxi parrainage. ak surtout bi ñuy wax waxi processus électoral bi. mais président woote na yéen ñëpp ngeen doon ci seede. mu am ñu ñëw am ay opposants yu ñëw ci seen télé ni ñoom ñëwuñu kon kay président li ko waroon ak majorité bi li leen waroon def nañ ko waxtaan yi bi ñu demee bañ ni ministre de l'intérieur mënatu ko parce que dañoo jàpp ni que dafa far président nommé leen ambassadeur boo xam ni farul fenn teewul am na ñu dem ca waxtaan yi am na ñu ni demuñu. mais loolu ndax doy na tamit ngir waxtaan. waaw daw fekkente ni yow. déedéet xam nga waxtaan bokk sa jaas ci ginnaaw. déedéet kaay ñu waxtaan loolu déedéet tamit amu fii defe naa bokk jaasi amu ci ñoom ci seen biir am na benn rapport bu ñu doon wax. ci jamono yi nan lañ koy tuddee ci jamono yi parrainage bi ñuy voté parrainage bi. ñoom am na document boo xam ni parti yëpp dañ ko signé woon ñoom ñoo ci dugaloon parrainage kon xel mi sax jógewul ci ñun ci ñoom la jóge ñu bëgg koo def am na ñu sañ a d'accord am na ñu sañ a d'accord muy seen droit. waaye li ñu war a nangu mooy sénégalais yi dañoo jiital nit ak programme am dañoo fal nit ndax programme bu mu leen wax ci juróom-ñaari at ñu ne ko yaay tànn wóolu nañ la pour nga tànn ni réew mi doxe ci jamono jooju wax dëgg yàlla moom na yoon ak dëgg may mu tànn d'accord bu dee tànn bu ko neexee bu fekkee démocrate la mën na woo waxtaan bu fekkee neexu ko mën na bañ a woote waxtaan sànq wax nga ay kuréel ay société civile mais ñoom am na ay points yu bari yoo xam ne ñun d'accorduñ ci parce que ñun dañoo jàpp ni que dañuy attaquer nit ñi dunde ñun sénégalais yi
affaire borom ñaari tur yooyu. waaw loolu coow jógoon na fi. coow jógoon na fi mais monsieur le ministre dafa am loo xam tamit mais xaaral ma wax la rek. allez-y xëy na bu ma la expliquer di nga comprendre. am na ci point yu mel noonu yoo xam ni. mënuñu ci déggoo. te ñoom dañu jàpp ne que ak yelleef la point yooyu nga xam ne déggoowuñ ci dañoo wax ni que déggoowuñ ci ñu nangu ni que ñun déggoowuñ ci ak ñoom yeneen point yeneen poñ yi nga xam ne mën nañ cee waxtaan. wala dañ cee war a waxtaan ak yi nga xam ne ñun nangu nañ ne mën nañ cee waxtaan mais ñi ngi cee waxtaan. voilà mu am beneen waxtaan bu aaj ñu mën ko leeral monsieur le ministre ba tey buñ sukkandikoo ci li ma doon sàng ci image booba Sénégal am na fu mu toll woon ci wàllum koom-koom bi ngeen defee 7 ans au pouvoir lancé plan Sénégal émergent 5 ans 6 ans booba ak léegi dafa mel ni day xanaa plan Sénégal émergent moom ci échec la mujj toll ndax le moment où le ministre nga xam ko sa xarit Amadou Ba di dëggal que ni trésor dafa am fi mu toll nii déficit dafa am ci suñu budget ba suñuy bor yu bari yi nga xamante ni bi dañ ko ameel ay institutions privées lu mel ni université privée yi mu mel ni loolu ku ko waxoon tey ni Sénégal dina dem ba toll foofu tey dem ba ñu naan Sénégal émergent nga tuddee sax yow mi sa Sénégal 2035 bi nga bëgg a jub nga xam da ngaa bëgg a wéyal plan Sénégal émergent dema ko fenn commencé am yi lay jafe-jafe say bor njatt la ba sam réew nar a suux lii mooy Sénégal émergent monsieur le ministre. xam nga da nga ni réew mi dafay waaj a suux. Amadou Ba kat moo wax lu di mel. déedéet li mu wax lu leer la mooy nangu ni que dañu am problème mu trésorerie ca wax na li tax ñu am problème mu trésorerie bu fekkoon daf ni dañu am problème mu trésorerie ca waxu ko. sax ñu mën a sikk sàkk li mu wax. mooy dañu am problème mu trésorerie ci dëkk yëpp lay am. mais est-ce que li mu wax ni moo ko indi. en réalité. dañu mën a jàpp loolu. mais jàpp naa ni li mu wax bu fekkee ni que da ngeen ciy laam-laamee ni ngeen def ba egsi ci man bu ngeen eggee ci moom mu wax leen ko. mais nga yaakaar ni que li nga wax nii ni que réew mi diggante 2011 ak 2018 bii ñu nekk. nga yaakaar ni que 400 000 familles yi am bourse sécurité familiale dinañ nangu ni que réew mi dafa ndóol. nga yaakaar ni que 4 millions de sénégalais yi dal waan faju di faju léegi nga def ni ñooñu nañ nangu ni que réew mi dafa ndóol nga yaakaar ni producteur u gerte yi daan produire 350 000 tonnes tey ñuy produire 1 450 000 tonnes dinañ nangu ni que réew mi dafa ndóol nga yaakaar ni tamit sama mbokk yi dëkk ci kaw Ndar daan produire à peu près 250 000 tonnes de riz léegi ñu nekk ci 1 million 50 000 xaw ma 1 million 150 000 nga defe ni ñooñu dinañ wax ni que réew mi dafa ndóol nga yaakaar ni sénégalais yi daan wàcc yi daan jóge bitim réew wàcc aéroport Dakar def fa 3 heures de temps dem Touba def 6 heures de temps ci yoon bi léegi fañ daan wàccatuñ fa dëkk bañ daan rombatuñ ko temps bañ daan def di eggatuñ ko nga def ni ñooñu mën nga leen wax réew mi dafa ndóol bu loolu di yanu maanaam bu ñu naxante monsieur le fi ministre ñu bëgg a yóbbu wax ji ndax naxante nekkul ci sam réew nga bëgg mu soxalikoo goo nga teg chantier wu terre 50 kilomètres ci presque 1000 milliards ndax sam réew nekkul ni li ko gën a suuxal tey ba nga am problème mu trésorerie boobu ngay wax ndax mooy defar ay Dakar Arena ndax nekkul ni sam réew li ko gën a suuxal mooy joxe ay bourse familiale ca nga waroon a xëy na investir ci luy créer emploi mën a jur ndax nekkul ni seen ay programme moo nekkul programme yu rentable seen ay priorité ngeen jaawale ak li nga xam te ne bi xëy na boo ko jëlee benn ci TER bi nga njëkk a commencé nga ni dañ ci def 1000 milliards déjà eggul ci montant bi nga wax noonu ñu bari 1000 milliards environ waaw parce que boo globalisé da ci nar a génn lépp dama lay wax rek gis nga am réew gis-gis moo koy yor et gis-gis bu sori xam nga Sénégal 2035 bi nga wax ne que moom lañ sumb bu 2035 jotee xam nga ñaata sénégalais la ñuy doon dinañ jege 25 millions xam nga Dakar fii nii dina am lu mat 8 millions de sénégalais yu fi dëkk diggante Dakar ak Diamniadio 8 millions de sénégalais mënatuñ jël tali yi ñuy jël nii bu ñu jëlul matukaay yi war pour saafara jafe-jafe yi ñu am fukki at mooy ek wax dëgg yàlla jarul woon ñuy toog fii xam nga bu ñu ñi
bu ñu mënatul dem mënatuñu dikk ki dëkk Pikine mënatul liggéey Dakar ki dëkk Pikine mënul dem Diamniadio parce que 3 heures de temps lay def ci autoroute bi. xalaat nga tali Dakar yi ñu am même bu ñu ko yàqalee 8 millions de Sénégalais mën ci circuler ci yan conditions la ñuy circuler gis-gisu président mooy saafara jafe-jafe boobu. pour que bu ñuy egg 2035. ñu am transport de masse mooy train boobu mën a transporter 115 000 Sénégalais par jour. mais ndax gis nga gis-gis boobu. ñi ñu jiitu buñ ko amoon. kon tey Dakar du am problème mu ndox. ñi jiitu buñ sóoraale woon ni que 2019 lu toll nii ci ay nit ñoo fiy dund. kon yenn liggéey yi war ci ndox mi jëloon nañ ko. ñi ñu jiitu buñ sóoraale woon ni que Dakar lu toll nii ci ay nit dinañ fi dund. jafe-jafe yi ñu amoon ci courant bi duñ ko am. jafe-jafe yooyu la ñu nekk di saafara. képp ku la wax ni que am réew mën nañ ko développer. te doo am séentu gis-gis. bu sori. dalay nax gis nga Dakar Arena bi ngay wax ak TER bi ngay wax Ila Touba bi ngay wax ak bourse sécurité familiale président Macky Sall bi muy ñëw ci réew mi li tolloon ci famille yu ñu war a dimbali 900000 la woon 900000 familles lañu ñoo soxla woon ndimbal bourse sécurité familiale koom-koomu réew mi attanul woon jël 900000 familles mu daggaat budget bi réorganiser ko jël xaalis yi ñu daan def ci ay téléphone jël xaalis yi ñu daan def ci ay oto jël xaalis yi ñu daan def ci yenn yi ñu jàpp ni que du priorité ñu dajale ko mu mat 150000 familles ci première économie bi. c'est important. may ma eggale rek. dina tax nga xam. 150000 familles yooyu téye bu président téye koom-koomu réew mi ak sell bu mu sell moo tax tey ñi ngi ci 400000 familles ñu am mbébétu egg 600000 familles. bu 2021 2022. loolu xaalis boobu jëlewuñ ko fenn fudul ci réew mi bu téyin bi sellul woon kon duñ mën a jógee 150000 familles egg ci 650000 familles tey ñii di wax ni que réew mi dafa ndóol tey ñi ëpp ci ñi koy wax. yàlla sedd na ne que ci entre deux tours yi ne woon nañ ñun bu ñëwee sax duñ mën a fay ñaari salaire. voilà boobaak léegi ñëpp a ngi fayeeku. mais monsieur le ministre. boobaak léegi ñëpp a ngi faju da nga nangu ni aussi boobaak léegi. courant bi daan fuy xamaj ñëpp a ngi fayeeku mais finalement li Amadou Ba wax bari ki démb day dëggal ni la preuve kon léegi mooy déficit am na parce que seen gestion ni ngeen war a doxale mbir yi parce que da nga am sàng loo wax lu am solo nga ni TER ma àggale sama question ko tontu monsieur le ministre nga ni ma TER bi bañ nga juum rek non du ma juum yaakaar naa nga ni ma TER bi avantage la pour 2035 Sénégal fi mu war a toll ci ay millions d'habitants nga ñëwaat ci mbirum autoroute Ila Touba malgré que yooyu beneen financement la mais est-ce que tamit yooyu yëpp ay bor la 2035 boobu déedéet xaaral ma yeggalee sama question ko tontu waale ma 2035 bi ngay wax jàpp ni infrastructure yi da ciy baax mais ndax tamit investir ci nit ñi ndax pour man bala ngaa mën a wax émergence day fekk nga am ay bopp yu am xam-xam yu attan xam-xam bi nga war a soxlawoo ñu wér boole ci le moment où ce plateau médical xam nga hôpitaux yi Sénégal yi grève baa ngi takarnaase nga dégg ñuy laaj ndàmpaay di wax plateau médical bi dëkk yu bari hôpital nekk na fa jafe-jafe njàng mi aussi université yi nga xamante ne bi xam nga ko Sénégal gis nga li ci xew fi mu toll ni 40 000 étudiants yi nekkoon dans le privé ñu ngi ci mbedd mi d'ailleurs sax waxtaan mi ngi am pour trouver solution est-ce que nekkul ni moment bi priorité yi du woon ay TER wala ay tali yu yaatu mais d'abord humain nit ñi ba pare xam nga li ngay wax ni wax nga njàng mi mooy formation nee nga ñu defar bopp yi wax nga paju gi wax nga lan wax naa mbirum wér-gu-yaram doomu aadama yi waaw wér-gu-yaram doomu aadama boo jàngee am xam-xam wér da ciy baax pour nga mën a liggéey léegi ñaari pàcc yooyu yëpp nga jël njàng mi jafe-jafe bi gën a metti ci jeunes sénégalais yi mooy am xëy ñu ñëpp ñu nangu ni que téeméeri nit yoo jël juróom-ñaar fukk yi amuñu métier. ak la faute. déedéet xaaral rek. c'est l'état. mooy fautif waaw mais xaaral rek. système bi mu war a teg pour nit ñi am métier. xam nga da nga may laaj sànq ba léegi li ngay wax diggante 2011 ak léegi ngay wax man ci loolu laa lay wax nee naa la téeméeri ndaw yoo jël ñu bëgg a liggéey juróom-ñaar fukk yi amuñu métier du ci juróom-ñaari at yi la ñàkke métier loolu luñ fi fekk la mu doon lu am. ngir war ko changer. ñu war ko saafara Sénégal yi fal leen. lan lañ ci def li ñu njëkk a def mooy fexe njàng mi méngoo ak jamono ba ku pare ci njàng mi mën a liggéey. ñu commencé ko ci daara yu mag yi université yi
université bu fekkee ñoo xaw a bokk jamono. xam nga ni licence mathématique maîtrise mathématique moo fa daan génn maîtrise philosophie. maîtrise sciences éco maîtrise droit maîtrise loolu. ku ko am mënoo liggéey. waaw théoriquement. loolu lañ fa fekkoon. tey jii nii loolu amul. léegi ay licence en tourisme licence en lii moo fay am mooy coppite gi amoon ci njàng mi. tey jii nii umpalewu la ni ko sumb nañ tabax ñaari université yu bees. ñaari université yi Amadou Mahtar Mbow ci nouvelle technologie yi lay jàngale mooy intig yi beneen université bi Cheikh Al Ibrahima Niass ci wàllu mbay lay jàngale. ñu jàpp ni que ku jàng am mbay ak ku jàng nouvelle technologie li ngay jàng méngoo na ak jamono ba boo génnee. du jafe loolu nga am problème mu liggéey bokk ak ki nga xam ne maîtrise rek la am. ay avancement la kon loolu déjà. waaw xaaral rek du ñëpp ay egg université. am na ñoo xam ni diggante BFEM ak baccalauréat la ñuy bàyyi président ni nañ tabax fukki lycée technique ak juróom-ñaar mooy lycée yu mel ni lycée Sandiara formation professionnelle bu daan jël benn nit tey fexe nañ ba muy jël ñeenti nit ci ñeenti at. njàng yi ñu fexe ba créer njàng bu méngoo ak jamono créer 34 nouveaux BTS yoo xam ni day jël xale yi dugal leen ci ay métiers yoo xam ni amu fi woon ca jamono daf ko soxla ay BTS. en plomberie ay BTS ak yu mel noonu boo demee seeti ministre formation professionnelle kon donc mënuñu wax ni njàng mi defuñu ci dara saafara yooyu ñu indi coppite yooyu ñu indi. mooy tax jafe-jafe liggéey duñ ko am ci diir bu xaw a diggu doom ak diir bu gudd dootul doonati téeméeri sénégalais yoo jël juróom-ñaar fukki duñ am métier. loolu day daal di dëpp. ci wàllu paju gi léegi nee naa la am na 4 millions mu sénégalais yoo xam ne mosuñoo gis docteur daanuñu woon faju léegi ñi ngi faju ndax CMU même bu fekkee ni ko kujee gi nee nañ CMU doxul mais am na 4 millions mu sénégalais yu ciy doxul. en réalité ñaata nit hôpitaux yu bari. waaw nu gën CMU ndax bor bi leen état amee. aussi bari na déedéet bor bi am na. bor bi man duma ko miin. parce que boo tegee système bi. ba pare amul financement. aussi dox déedéet bor bu amul woon financement 4 millions mu sénégalais yooyu duñ ci faju juróomi at a ngi nit ñi ñaa ngi faju ay bor kay am mais ñi ñaa ngi faju bor mënta ñàkk ci am réew. tey jii nii boo dee jël référence ci dëkk yi da nga naan ma waa Amérique waa France waa Japon ñooñu bor yi ñu am ëpp na 4 téeméeri yoon seen amu réew xam nga lan la nit ñi war a xam. mooy est que am réew boo bëggee jóge ci ndóol dem boo bëggee génn ci ndóol dafa am ay investissement yoo war a def. ci diir bu gàtt. investissement yooyu. boo ko dee def dafa laaj koom-koom et koom-koom googu amul ci réew mi fi mu nekk nii donc da nga koy lebi. def ko ci réew mi après jamono yi ñu nga fay ko. d'accord moo tax bor yi mënta ñàkk. bor yi mënta ñàkk d'accord. dégg naa bu baax li nga wax ci mbirum koom-koom mais dafa am beneen registre bu ma bëgg ñu dugg ci. te mooy diggante président Sall ak opposition bi mu am ci ñenn. ñu gën a fees. Karim Wade ak Khalifa Sall. li tax loolu mooy barki dem président Sall dafa dem ci benn chaîne bu nekk bitim réew mën naa ko tudd muy France 24. mu def déclaration boo xam te ni bi am sax ñu wax ni c'est catastrophique ci wàllum communication. ndax dafa mel ni moom dafa dem en tant que justice naan voilà bu Karim Wade ñëwee lii ak lii ak lii. monsieur le ministre lan moo xew diggante président Sall ak Karim Wade depuis ngeen lancé traque des biens mal acquis bi li ñuy wax bu doon làmb ay défaite ngeen ciy jëlee tout le temps. depuis CEDEAO. loolu de sa gis-gis la. non fay kay gi fi. depuis CEDEAO haute cour ba ni ngeen attee ni ngeen téyee awul ci yoon tey ji encore comité des droits de l'homme des Nations Unies bi encore waxati ci affaire boobu que ni ngeen traité kaw Karim Wade dëppul ak convention yi ngeen signé. monsieur le ministre loolu lu muy nuru defet yi bari na ci kaw mbirum kaw Karim Wade. xam nga fii nit ñi dañuy dégg tell rek ni damm na. est-ce que dammut. fii nit ñi dañuy dégg rek wax. gis nga sos boo xalaat dinañ ko sos teg ko ci suñu der. ba ci man mii sax xalaat bu ñaaw boo xalaat dinañ ko créer ñun pare nañ pour yëpp ay bu ñun ñi dégloo rek. je pense que li ay création la. mën naa ci egsi dinaa ci egsi bu ñun ñi dégloo rek lu ñu indi rek. incha allahu rabbi dinañ indi tontu bu méngoo ak dëgg indi firnde man du ma wax dara lu ma dul am firnde damay commencer ci biir mujj bi nga wax. comité des droits de l'homme. waaye. bi ma mujjee déglu kenn kuy wax ci kujje gi ba wax ci daf ni Nations Unies condamné na Sénégal yow loolu nga jàpp.
lire naa rapport bi ci bëri. waaw donc da nga jàpp ni que Nations Unies condamné na Sénégal. waaw parce que condamné mënut a weesu ni ngeen defee dëppoo ak yoon. waaw déedéet loolu mooy condamné mais yow da nga jàpp ni que Nations Unies condamné na Sénégal. yow loo jàpp yow. waaw déedéet dama lay laaj rek man dinaa tontu man kay. man li may wax mooy nee na. ni ngeen attee. mais da nga jàpp ni que Nations Unies moo ko wax. comité bu bokk ci Nations Unies. kon day mel ni Nations Unies mooy wax ndax département la démembrement bokk ci moom la. xam nga bu ñu demee ba toog ci télé nit ñi di ñu seetaan waruñoo juum ci wax ji. Nations Unies dëkk yi muy condamné da nga leen di xam Nations Unies ñaari instance la am yuy condamné conseil de sécurité ak assemblée bi. waay conseil de sécurité. ngay dégg ñu naan embargo nañ tel dëkk kenn du fa dem yónni nañ force. ça dépend résolution assemblée bi lii lañ voté dëkk bi dafa kii est-ce que mës nga dégg. conseil de sécurité condamné Sénégal est-ce que mës nga dégg assemblée Nations Unies def résolution contre le Sénégal bu ñu yàq xel. instant bi ñu ngi ci comité des droits de l'homme. xaaral ma wax la dama lay wax. Nations Unies xam nga ni mu bëree ay comité yooyu. am na benn comité du léegi nee nga ci ay affaire avion laa yëngu man. am na benn comité bu tudd OACI. organisation internationale. de l'aviation civile. dafa am ay comité. bien sûr gis nga bu ñu bindee norme daan ni aéroport yëpp dañoo war a am lii boo ko bëggul def da ngay bind. nga ni norme bii nii man duma ko respecter sama dëkk parce que contrainte bi laa am piste bi mënul am résa parce que distance bi ma am ñu xam nga ne lañ koy tuddee non conformité. non xaar rek. boo mu dem rapidement. non dinañ egg rapidement boo ma mayee tuuti rek ñu comprendre. ñu tuddee ko non conformité autorisée. comité boobu ngay wax ay experts indépendants ñoo ciy toog. ku ci nekk yow mii tey jii nii mën nga faa dem yóbbu sa dossier ñu wax la seen xalaat. expert indépendant. waaw xaaral rek ñoom ñaata yoon lañ condamné ñooñu comité boobu ñaata yoon la ñu bind France ni leen d'accord ñu ñaata yoon la ñu bind américains yi ni leen seen ressortissants yi liñ def Irak da ngeen ko war a joxe. mais pour Sénégal. déedéet defal ndànk déedéet donc du résolution et du loo xam ne dañ koy imposer nit ñi Sénégal dëkk bu souverain waa xaaral rek nekkul danger mënul nekk danger parce que am réew mu toll ni Sénégal signé ay convention bokk ci organisation bu toll noonu ñu wax mais organisation bi condamné wu ko li ñu wax déedéet mais yow waroo nangu déedéet yow comité bi non xaaral attends déedéet mënoo nangu duñu joué ci déedéet non wuñu ci kaw yow laay bañ yow mi nga xam ne dafa am sénégalais yi lay déglu nga war a gëstu ñëw toog wax ak man ñoom ñu yaakaar ni que yow boo waxee rek muy gëstu nga nee naa la Nations Unies bu dee condamné ñaari fànn lay condamné élection bi ñu mujjee def Nations Unies xam nga Japon moo ëpp bokk na ci dëkk yi ëpp la ñuy joxe xaalis ci Nations Unies est-ce que xam nga loolu bu dul ñaareel bi ñetteel bi la ñuy participer ci fonctionnement aux Nations Unies Japon bi ñu demee élection ak moom conseil de sécurité ñoo ko ëppale ñaari voix dafa am dañoo naw ni ñu nekkee naw ni ñuy doxale mais bu ñu dugal nit ñi ci ay li leer mooy li comité des droits de l'homme pour Nations Unies moo wax ci mbirum kaaw Karim Wade ni Sénégal doxe dëppoo ak ay convention mais xalaatam la wax mais dama bëgg ñu avancer foofu tuuti waaw déggoo li ma la wax nee naa la comité bi bind na ni ñaawlu naqarlu déedéet ñaawluwul de. ok déedéet xanaa. lu mu def kon léegi lu mu def ñoom li ñu bind tubaab la. et ku dem xool avocat yi ko xool. mais wax nañ seen i recommandation mënuñu ñaawlu amuñu droit ñaawlu amuñu droit condamné comité bi amul droit boobu Nations Unies ak organisation beeg lépp mayu leen droit ñu ñaawlu wala ñu condamné. am nañ sañ-sañu nag wax niñ ko gisee ñoom niñ ko gisee. nee nañ d'accorduñu mais d'accorduñu boobu ñu wax ñun. waxal nañ ko France waxal nañ ko Amérique waxal nañ ko yeneen dëkk est-ce que dafa tax ñu ni ñooñu dañ leen a condamné loolu moo am boo ko jëlee ci beneen bi nañu bàyyi bu ñu bindee 20 pages ñu jël ñaari phrase ñetti phrase ay CEDEAO ci affaire Khalifa affaire lii mais ñoom li ñu wax dafa leer ñoom nee nañ bu dee bu CEDEAO bi ngay wax dañu war a dàmp. instant bii maa ngi ci comité bi. dañu waaw non man kay jàll. bañ a laal affaire CEDEAO bi. déedéet man jàll naa comité bi nee naa la comité bi amul yow da nga ni comité bi dafa ñaawlu. ma ni la comité bi amul sañ-sañu ñaawlu mënta ñaawlu
léegi li def mooy lan. waaw xaaral rek ma wax la waaw moom laa la wax. boobu da nga maa dégluwul rek. noo koy tuddee. dama ni la da nga ni comité bi dafa ñaawlu. ma ni la comité bi amul sañ-sañu ñaawlu. nga ni ma comité bi dafa condamné ma ni la comité bi amul sañ-sañu condamné. comité bi avis lay joxe avis mooy xalaatam ci dossier buñ ko jox. wax sa xalaat. loolu def waa déedéet wax sa xalaat gis-gisam ci ni jaaduwul. gis-gisam la joxe. waaw est-ce que mais comité bi tamit xanaa dooni ma rek. dafa nekk benn comité bu ne ci mbedd mi. mais li ñuy wax nii kay. li ñuy wax nii. xel mën na koo dégg. xel mën na koo dégg xool nangu ko. wax sa xalaat ak ñaawlu bokkul. wax sa xalaat ak daan bokkul. dafa am daan am ñaawlu am wax sa xalaat daanuñu ñu. ñaawluwuñ ñu wax nañ seen xalaat lañ wax seen gis-gis lañ wax. ci par rapport ak dossier monsieur le ministre. est-ce que demul ba kaaw Karim Wade. mujjee doon pomme de terre bu tàng ci yéen waa régime actuel. nan la mën a nekkee pomme de terre bu tàng. parce que bu ma déggee nga ni comité bi daal di koy woyefal. tudd nga mbirum CEDEAO. woyefaluma ko. dama gis ni. déedéet ma àggale. xaaral waaw déedéet mais tamit bu ma wax loolu ma waxul. dama woyefal. woyefaluma ko damaa wax lii am. yow da ngaa bi ngay ñëw di toog ak man da ngaa jàpp ni que dañ ñoo daan. ma ni la daanuñu ñëw. néew ma dama jàpp leen naan dama ni comité bi dafa wax ni. li ngeen àttee mbirum Karim Wade. non wax la seeni convention. non bi ngay ñëw loolu ci wolof boo ko tey kay daan la. déedéet bi ngay ñëw ci man. déedéet da ngaa jàpp ni que waa xaaral rek rapport bi xam naa li ci nekk. waaw moo tax ma wax la. bi ngay ñëw ci man. da ngaa jàpp ni que dañ ñoo daan. waaw man loolu laa jàpp. te ñi ñuy déglu xëy na mën nañ jàpp leneen. bi ngay ñëw ci man. da ngaa jàpp ni que dañ ko ñaawlu. man ni la ñaar yooyu yëpp benn amu ci. ma jox la firnde ma ni la comité bi amul sañ-sañu ñaawlu. comité bi amul sañ-sañu daan ñu. d'accord parce que bu dee daan. ñi koy def Nations Unies wax naa la ñi ko mën a def. conseil de sécurité. ak assemblée bi. bu dee ñaawlu tamit. wax naa la ñi ko mën a def. Nations Unies bu dee ñaawlu. conseil de sécurité mooy ñaawlu. ak assemblée bi. dégg naa la bu baax. léegi li ma doon poser question sàng ca mu jaaxal ñu bëri. occasion la nga tontu ma ci. bu ma gëstoo ci comité boobu 47 pays ñoo ko seq. Sénégal nekk ci biir. ma gis ni même cadre yi nga bokkal APR sax. réaction bi nga am lañ ci am. ma gis ni bu yàggul CEDEAO mi ngi fi. CEDEAO. joxoon na fi mandat. président Sall. wala joxoon na fi mandat Sénégal. waaw mu ànd ak ab armée bu dëgër. dugg ci réew mu am souveraineté. muy Gambie comme Sénégal. ngeen ñi da ngeen di déloger ka fa nekk comme chef d'état ndax na mu dëppee ndoxut ak yoon. ku CEDEAO jox lu toll noonu ak ni mu rëy ak danger bi ci nekk. nga nangu ko comme mission. ba pare bu la waxee ci leneen ak leneen nga daal di koy xajamal teg na la day mel ni Sénégal dafa bokk ci ay organisation ay kuréel signé ay convention mais tout le temps boo ko arrangé mu def boo ko arrangé wut mu xëpp ci cere ci suuf est-ce que lii mënta nekkaat leneen luy gën a xajamal deru Sénégal lépp ndax kaawu Karim Wade. xam nga boole lu bokkul ak méngale lu méngoowul moo gën a mën a yàq xel. lan moo fi méngoowul monsieur le ministre. waaw ñaar yi nga wax. ah bon. yow. nee nga bi Sénégal di jël ay armées di am mandat wu CEDEAO di dem dugg biir Gambie. di fa jële Yaya Jammeh. waaw nga méngale ak décision bi cour de justice su CEDEAO joxe mandat boobu noonu li gën a rëy ci CEDEAO moo ko koy jox mooy njiitu réew yi tënk yi bokk CEDEAO ñooy voté joxe mandat. waaye it njiitu réew yi tamit. ñoo bokk taxawal cour de justice de la CEDEAO. xaaral rek boo ma dégloo rek di nga comprendre. xam nga ki président Macky yónni. ak man ki ma yónni est-ce que ñoo bokk ci daraja. mais lépp. waaw déedéet day soit président Sall. déedéet organisation bi la. déedéet man wax dama ni. ki président Macky yónni ak ki premier ministre Boun Abdallah yónni. ak ki Mame Mbaye yónni est-ce que ñoo méngoo daraja. mais boo ko si respecté ki ci kaw rek respecté nga yëpp lu bokk ci moom. déedéet waxuma loolu est-ce que ñoo yam wala yamuñu. xam nga yamuñu. conseil yu président yi ñoo jox mandat président Macky ak yeneen dëkk yi indi seen i troupe ñu dem fee tribunal moo joxe lu tolloog 24 points 24 points yi ñett nga ci génne ñett yi moom moo waral nit ñi di wax ñëpp bi ci ëpp solo mooy biñ ñi ñoom li ñuy utiliser mooy biñ ñi condamné nañ Sénégal pour mu fay
30 jàppuma chiffre. 30 millions 30 millions xaw ma 38 millions. jàppuma ko. et loolu ñoom wax nañ lu tax ñu def ko nee nañ Khalifa dafa nekkoon dafa amoon mandat wu député dafa am immunité. voilà respecté wuñ ko. respecté wuñ ko. loolu ndax nekkul deru Sénégal bu xajamati encore xaaral rek réew mu toll ni Sénégal état de droit waa léegi nga dem ba naan respecté woo immunité parlementaire ci réew mi ay kàngam nanga ko ci ay juriste yu mag waaw léegi déglu ma Khalifa est-ce que bi ñu koy jàpp député la yaa ngi fàttali jàpp député la mais neexagul député c'est vrai mais voilà mais fekk na aussi maire la mais aussi fekk na tamit ni ngeen doxalee mbir mi ba avocat waroon na dem war ko assister mu leen ko loolu tam ko da ko souligner waxaguma loolu de ñi ngi ci CEDEAO xam nga yow CEDEAO nee nañ respecté wuñ immunité immunité bi kañ la ko commencé am biñ ko falee député est-ce que Khalifa biñ koy jàpp député la mais maire amul immunité comprendre naa lu baax waaw donc nangu nga ni que biñ koy jàpp mais li tax CEDEAO condamné ko rek mooy firndeel ni kon amul ci yoon mais pour ñu avancer un peu ba ñu àgg foofu déedéet damaa bëgg mu leer na déedéet leerul damaa bëgg mu leer parce que yow li tax ngay wax CEDEAO yëpp mooy loolu immunité bi immunité bi li ma lay wax nii xel mën na koo nangu fal nañ Khalifa député mu am immunité pour mu génn ci foofu assemblée biñ ko fal moo war a bind juge bi nii nañ ko bàyyi assemblée bu bees da ngay nangu ni que duñ leen fal tey rek suba ñu defar bureau bi d'accord nangul ni que boo xoolee fan yi ñu jàpp calculer ko xayma ko ci 30 millions mooy fan yi nga xam ni fal nañ leen député ba bi ñuy organiser bureau bi mais monsieur le ministre lii lépp boo ko boolee muy ay problème jéeg jàppal bàyyil Sénégal yóbbu ko bitim réew ndax nekkul ni démarche su président Sall ngir bëgg a nasaxal opposition bi rek moo ko yóbbu lii lépp. mais kon lu tax ndax jub ngeen élection présidentielle kon lu tax bëgg ngeen a néewal doole ay candidat yi ngeen jàpp ni wala vraiment problème. mais lu tax naxasaluñu Malick Gakou lu tax naxasaluñu Idrissa lu tax naxasaluñu Abdou Mbaye lu tax naxasaluñu Sonko lu tax naxasaluñu ñeneen. waaw mais ndax am na ñu ngeen gën a jàpp ni kii. moo mën a indi problème yow yaa jàpp loolu. mais lu tax nga jàpp ni que déedéet lu tax nga jàpp ni que Karim Wade moo gën a ëpp ay nit Abdou Mbaye wala Sonko wala Idrissa wala keneen. li président Sall doxal. moom ak nguuram. mooy firndeel loolu. déedéet. ndax li su Aliou Ndao ba. parce que ña ci nekkoon du Karim Wade doom. parce que li tax nga xalaat ko mooy que Karim dafa bokk PDS tey PDS gis nañ ku nekk ñii ñëw nañ ñii ñuy jàppale. ñii samp nañ seen candidature yëf yi tëddewul noonu bu ñu yàq xelu Sénégalais yi xam nga lan moo am. nañu xëccoo ci dëgg nañu xëccoo ci ngor. nañu xëccoo ci jub. gis nga Karim Wade bu Sénégal gi yëpp dajaloo woon bëgg ko defal musiba ca yàlla àndu ci du sotti. gis nga Karim Wade bu Sénégal gi yëpp dajaloo woon bëgg ko yéene jàmm ca yàlla àndu ci du sotti. gis nga yëf yi. mais biñ ne Karim bi ñu Sénégal léegi rek la jàmm jeexee. déedéet kan la jàmmam jeex ñoom la seen jàmm jeex. gis nga gis nga xam nga am na yenn yoo xam ne il faut que ñu wax ko. ñun suñ jàmm jeexul parce que dañoo jàpp ni que sénégalais yi ñooy joxe nguur. dañoo jàpp ni que am na lu ñu waxoon ak sénégalais yi am na lu ñu ci def dañuy dellu ci sénégalais yi laajul parparloo laajul taar réew mi laajul créer ay plan laajul sosal Mambay laajul attaquer Mamadou. kan moo créer ay plan. non xaaral rek ma wax la man ci nguur laa nekk li may wax xam naa ko am na ci ñoo xam ni tey jii nii seen mbébét yépp taal réew mi la. créer si li may wax nii kay chaque jour nga dégg ko non bu lii amul dañuy taal réew mi dañuy def li muy ay mbébét yu bari fi mu nekk nii lu nekk dinañ ñu ko jiiñ loo xalaat dinañ ko fexe. mais waa PDS yàgg damaa dégg ñuy wax naan ñoom duñ taal réew mi ndax li fi nekk ku baax ku ñoom ñoo ko fi liggéey ko duñ ko taal. déedéet boo leen accusé taal réew dafa may jaaxal aussi. xaaral rek ma wax la boo ma dégloo. dinaa eggale. dama ni lu nekk di nga ko dégg. man mii dinañ ma saaga dinañ ma jiiñ dinañ ma wax président dina dégg lu nekk di njabootam loolu lépp yëg nañ li ñuy préparé lépp. lu ñuy préparé. tontu bi duñu ko def comme niñ ko xalaate parce que ñun fii ñu toll nii dañoo dajale suñu doole dajale suñuy xalaat dajale suñuy mën-mën dem ba gañe après sos mën na day feeñ
mais lan la opposition bi préparé. xam nga non xam nga dama lay jox benn exemple man def naa fi Sénégal 2035 xëy am ku bind bon bëgguma woon président ci page Facebook président Wade dañu bind ci ni que man damaa recruter 250 personnes pour préparer xaw ma ay représailles gis nga capable nañ sax rey nit jiñ ñu ko lu nekk mën naa am mais loolu lépp ñu xam nañ mais jumtukaay yi ci war yépp tey jii nii yàlla seede na ne que jël nañ ko muy ci wàllum politique muy ci wàllum gouvernement ak muy ci wàllum taxawaay. mais li ngay wax nii da nga ci am preuve wala da ngay làmbatu. non tuumaal opposition yi rek. làmbatuuma nee naa la. parce que tuumaal ñu rey nit ba pare jiñ ñu ko mais. ça c'est grave dama ni la lépp mais commencé nañ dinañ uti ay këyit jiiñ dinañ uti def lii dem seet yow ndax yow da boo ma bu fekkee ni que da nga maa contre ñu def la lu bon ba pare ni ma mbay la. yooyu yëpp ñun xam nañ ñii taluñu élection xam nga lu tax taluñu élection. parce que état major yëpp ñu ngi ci gis. ku ci nekk def nga say sondage dañ doon wax amuñu nit ñun de liñ def Ngor wane ne que am nañ ay nit te liñ def Ngor mën nañ ko def ci 35 départements du Sénégal. mobilisation Ndiaga Ndiaye li nga def Ngor da nga fa gis Maga Ndiaye. gis nañ image monsieur le ministre. mobilisation bi fu ne la nit jógee ñëw. man nag boo commencé wax noonu dama lay ragal. bu fekkee ni que dañuy wax. pour di waxtaan nii rek. président Sall. demoon Parcelles ci siège yu Y'en a marre. waxtaan ak ñoom ngir ñu jàppale ko ci élection deuxième tour bu 2012 tey lan moo fi soppeeku situation yi ba tax ñu gis ni ONG Let Africa francophone bi doon ko jàppale ci seen activité ñu ne kat dañuy nangu agrément pour mu génn Sénégal lu xew démocratie bi dina gën a suuxal wala exactement lu muy nuru yi xew de man mooy li ma la wax rek nit ñi yenn saa dañuy jël benn bëgg ko méngale ak leneen du président seeti woon na Idrissa Seck du président seeti woon na Amadou Makhtar Mbow du président seeti woon na ay yeneen sénégalais pour ñu ñëpp ñu dajaloo ñu jàppale ko pour mu gagner deuxième tour bi. Y'en a marre ci la bokkoon. ba muy dem ci lii man ci oto bi laa des mu doon ay nit ñu xam parce que encore une fois image yi nga gis sànq yi nga wane assemblée nationale kenn mënu leen bañal ni que bokkoon nañ ci ñi doon xeex. waaye tamit kenn mënuñu bañal ni que ñun tamit bokkoon nañ ci ñi doon xeex. lan moo fi soppeeku laa xamul. li fi soppeeku ba tax ñu singil leen instant bi ba tax ñu. singil leen. déedéet bëgg sax ñu boole waale organisation défenseur des droits de l'homme. déedéet bu ñuy nañuy wax tamit lu ñu xam ministre de l'intérieur. moo def ay enquête am ay information te jàpp naa ni dina wax li mu def nii ci lan la ko teg. du tey la njëkk a jàppanteeg Y'en a marre man xamante nañ bu baax am naa ci ay xarit yàlla rek a tax may wax. mais à quelques mois mais à quelques mois référendum bi ñoom jëloon nañ position dem far feneen est-ce que lii dafa amoon li ci bees kay mooy. ONG wala association internationale wala association étrangère dafa am nu ko charte réew mi tëggee dafa am lu ñu war a def am lu ñu war ta def parce que du ku nekk rek moo am sañ-sañu jël xaalis di ko jox ay association yoon dafa am nu mu ko waxee mais am na ay ONG yu fi nekk kenn tudd leen am na ay société ay organisation société civile yu fi nekk di def kenn tudd leen mais ki leen tudd ba am sañ-sañu jël retirer agrément bi mais wax dëgg yàlla dina wax. mais dafa delloo xel ñu bëri. waaw mais fii loo fi def demee ba administre l'intérieur xam nga dafa nangu agrément wu ak ONG déedéet dafa ndànk. ñoo xam te ni li ñuy wax. xam nga mooy dem leen jël seen carte d'identité dem leen ngeen voté ji. xam nga li tax li ñuy def xaw a dangereux. mooy boo nee dafa teeloo xelu ñu bari. dafay mel ni da ngaa def sondage wala da ngaa compter nit ñi mu kii da nga naan yow bokk nga ci ñi mu tee sa xel. xanaa gisoo point de presse barki démb waa. mais Sénégal xanaa gisoo point de presse su cadre républicain yi. waaw donc ñooñu bariwul. yéen waa pouvoir ngeen. waaw déedéet ñii nag mooy ñi farul fenn. waaw déedéet ñi farul fenn. ñi faral askan bi waaw ñi faral askan bi. askan bi ñi mu faral ñooñu ñoo ëpp parce que dañu dem ci ay élections yu démocratique ñu gagné. ku bëgg askan bi faral la da ngay préparer sa programme fii ñu toll nii nga def comme ñun ni ñuy def ut sa candidat yor sa programme dem wax ak sénégalais yi votel la
beneen pexe bu fi mais est-ce que ku am programme bu baax ku am bilan 7 ans nga nekk au pouvoir ndax ay organisation yu mel Y'en a marre dina la tiitloo ba nga jël ay yow yaa di leen dàq def déedéet léegi li nga jàpp mooy que bu élection amee dañuy jël loi bi ñu dugal ko ci tiroir loi yi neex def ah non ah si non si mais li jaaxal ñu bari non mooy li da nga noonu daaw jéeg ba ngeen ànd ak ñoom lu fi soppeeku ren ba ngeen bëgg mais est-ce que information yi ministre de l'intérieur am fi ñu toll nii est-ce que amoon na ko daaw géej est-ce que nekkul ci logique gu fexe ba bu candidat rek falu deuxième mandat déedéet bu fekkee ni que ci ay est-ce que lañ koy teg du ñu dem fenn ay sénégalais la ñuy waxal suñuy nawle la ñuy waxal waruñu teg yëf yi ci yaakaar naa ak foog naa li ñuy wax daf wañ ko war a teg parce que kii ministre bi intérieur yor police yor système de renseignement yor commandement territorial day xam loo dul xam moom mi dem ba ni lii dama koy rocci mais nañ xaar mu wax lu tax mu rocci ko pourquoi nga bëgg ko teg ci ay est-ce que pourquoi nga bëgg ko teg ci ñaaw njort pourquoi nga bëgg ko teg ci que dañoo faagaagal ci ñoo xam ni jàpp nañ ni sax amuñu candidat nañu bàyyi amuñu candidat non mani nañu bàyyi di wax ci ay foog naa yorul réew yaakaar naa tilimalul der sos yàqul nit deru nit loolu tant que ñi ngi ci bu ñu defoon réaliser woon projet PSE yépp ci juróomi at réew mi du dem mais est-ce que tamit nekkul ni monsieur le ministre tamit li war ku ñuy jiñ ngay soccoo li ñu ko mën a waxee ku ñuy jiñ noo xoon ngay soccoo yenu lii ndax li xew tamit day xaw a li ngay wax ni mais xam nga doon naa nangu nga ni ma ministre de l'intérieur li mu wax d'accorduma ci wala firnde baa ngi nii mais yow xamoo da ngaa dégg ministre de l'intérieur da ngaa yëg ni que ministre de l'intérieur rocc na arrêté nga dégg ñiy wax xaaral ministre de l'intérieur wax d'accord du da ngay xëy toog ba ci yàgg nangu loolu mais tam ci démocratie bu Sénégal tamit yéen dafay xaw a teye xel déglu ma organisation bi doxal depuis des années nga xëy rocc agrément ndax dafa jàppale benn ONG civil mais loolu aussi tamit fii ni ñuy roccee du ministre de l'intérieur du ci coobareem rek lay roccee agrément yoon dafa wax nan la ñuy roccee agrément moom li muy def ci ay kayit la ko teg d'accord ci kayit la ko teg xaaral mu wax la moom ci lim ko teg ndax dëgg la wala du dëgg ak fan la ko teg te xam naa ni amul sañ-sañu xëy rek ci yaama neex rek mu def ko du da ngay xëy gis nit toog ci da ngay dëkk ci koñ xëy toog ba ci yàgg rek gis police ñëw wër koñ bi ñu dem jël benn nit ni ko coppet yóbbu ñëpp naan lan la def après bu ñu waxee la mu def après yow sa bopp da nga naan noo gëw ma ko woon d'accord lu tax munoo jàpp ni que ci contexte boobu lañ nekk bu fekkee ni que li mu def teguwul ci yoon mais yoon moo koy ngàllankoor pour mu delloowaat leen ci seen droit bu fekkee ni que li mu def ci yoon la ko teg yoon moo koy dooleel ci position bi mu am mais mënuñu ko teg dem ci beneen mbir monsieur le ministre suñu émission bi nga xëcc jëm ci jeex waaw ca mooy li nga lancé barki di maa ngi koy wax sàng muy Sénégal 2035 ni nga ko waxee sàng loolu lu mu bundu dëgg-dëgg ndax c'est vrai yaa ngi jëm ci élection présidentielle 2019 mais yow nga ni 2035 mënuñu ñàkk wax ci loolu avant ñu jeexal aussi waaw li muy wënd mooy que ñun li tax dama koy faral di wax topp ñu président Macky Sall parce que Fatick la dëkk wala dafa rafet wala dafa lii dañ ko topp ndax gis-gis ak plan bi nga xam ni bi mu koy defal wax dëgg yàlla woo nañu ni joxe leen seen xalaat ak loo ci xalaat loolu moo tax ñu topp ku plan boobu ku jàpp kañ lay ku xayma kañ lay jeex da ngay gis ni que 2035 la te fii ak 2035 président Macky Sall du nekk président au Sénégal 2035 allahu alam yàlla rek a xam mais daal en tout cas ci wàllu nit ak ci wàllum xalaat du ko nekk plan boobu lañ jàpp ni que baax na ci réew mi ñu woo ci ñi ñu àndal ñu woo ci ñi yaakaar ñu woo ci suñuy am di jàmm woo ci ñi bokkal gis-gis xooluñu ci parti politique xooluñu ci kuréelu diine xooluñu ci képp kuy sénégalais am yéene ci réew mi yaakaar ni que plan bi bu baax la te da nekkoo APR wala nekkoo ci mouvance présidentielle bi ñu dajale loolu wax ji kay mooy dañ doon wax ni que non amul ay nit amul ay kii waaye loolu ay nit la loolu du préfabriqué donc ñu bari ñu gis ni dafa mel ni Mame Mbaye Niang dafay wut position bu mu mënul a am xëy na ci biir APR xëccoo gi sa digganteeg ministre Amadou Ba sa digganteeg ak Abdoulaye Diouf Sarr lan la exactement seen diggante yéen ñi bokk APR dafa mel ni daal kenn koy day xëcc jëmee ci booram fàttali leen boole non ñun mënuñu xëccoo suñu biir surtout fi ñu toll ni nee naa du ngor parce que dégg naa xeex bi waaw xaaral rek Dakar amul patron xaaral rek ma wax la diine nanguwu ko ngor nanguwu ko nekkin bu rafet nanguwu ko mooy ñu toll fii ñu toll
nit wóolu ma wóolu Abdoulaye Diouf Sarr wóolu Amadou Ba teg ñu fenn di sàkkuwaat di ut ñu ñuy xëccoo man de duma xëccoo man li kenn jëlul fi beneen loxo duggul fa laay jéem a dugal sama loxo xëcc la fa nekk boole ci ñun liñ am man gis-gis boobu laa ci am Abdoulaye Diouf Sarr bi ngay wax bërki démb conseil des ministres daf ni ma moom ci boppam pour wan la ne que xeex amul moom ci boppam daf ni ma nañ fexe def rassemblement yu mel noonu ci département bu nekk pour kattanal xeexuñu mënuñu xeex. mais le problème mooy bi ne am na ku nekk responsable. ngeen jàpp ni xeex bi man ku ne war na mën a doon responsable ci benn comme Dakar. fi mu nekk nii nee naa la responsable lu Dakar amul Amadou Ba ma ngay dajale ñamu xam ñamu am Diouf Sarr di dugg fa mën a dugg di dajale ñamu am man may def kazalika Seydou Gueye di def kazalika député yi nekk Dakar yeneen ñi di def la ñu mën ku ci nekk yaa ngi def li nga mën pour que xam nañ ni Dakar jafe-jafe la ñu def suñu kéemtulaay kàttan pour que nag li ëpp ci Dakar ànd ak ñun mais nekk fii ñu toll nii ñu naan ay patron Dakar damaa jàpp ni du diine du ngor du jub du maandu du feddi ko lore donc xeex amul man de xeexuma ku ci nekk tamit di xeex en tout cas talaguma xeex boobu fi mu nekk xeex bi ma tal mooy fexe Dakar ñu gañe ko ak majorité incha allahu rabbi ci loolu laay woo samay nit ci loolu laay woo samay am du jàmm ci loolu laay def sama xel ci loolu laay dajale sama alal ci loolu laay dajale sama kàttan le ministre Amadou Ba ñu ngi koy contacter tout le temps pour am ak moom émission diisoo du ñàkk dana sotti incha allah fan yii ñëw. non jàpp naa ni moom bari na lu mu war a wax. et am na lu mu war a wax. parce que moo tee moom la président dénk. koom-koom bi. et jàpp naa ni defuñu fii ci wàllu koom-koom loo xam ni jar na ñuy ruus wala ñuy nëbbatu. damaa jàpp ni que xanaa boo jëlee li mu wax barki démb que ni trésor amul xaalis. ñu bari ci cadre APR yi mere ko ci nag. waaw mais déedéet da ngeen di wax jëpp loolu dëgg la aussi dafa wax la réalité. non xam nga ñun mënuñu mere nit ci wax luy dëgg man day merew ma mënuma mere nit ci wax loo xam ni dëgg la nan laa mën a mere nit ci wax loo xam ni dëgg la mais dañu am problème mu trésorerie c'est pas la première fois dañu amee ay entreprise sénégalaise bor dañu amee ay bor ci àddina bi mais réew yëpp amee ay bor léegi kay am taxawaayu pas-pas pour fay bor yi la. monsieur le ministre gërëm naa la bu baax. jërëjëf Modou Mbacké Niang. da bëggoon a tàggatoo ci lu gàtt loo xam ne laaj ma la ko peut-être. waaw sant ñëpp rek ba defe naa jàpp naa ni yow yaa doon laaj jàpp naa ni def naa sama kéemtulaay kàttan pour leeralal la. merci beaucoup. et bu ci amee wax dëgg yàlla wax li ma wax ci sama yëg-yëg la ak sama ngëm-ngëm. def naa sama kéemtulaay kàttan pour leeral bu fekkee am na lu ci leerul yéene bi mi ngi fi woon pour leeral xëy na beneen yoon bu amaatee ñu leeral. incha allah incha allah. ma lay gërëm bu baax. jërëjëf ci li ñu may waxtaan ci émission diisoo. incha allah kon yéen ñu bàyyi xel seen télévision DTV beneen émission diisoo beneen gan benn waxtaan ngi nuy ànd ak suñu programme. merci beaucoup monsieur le ministre. merci beaucoup. merci beaucoup Niang Ballo. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf jërëjëf.